envoi dal leen ak jàmm ci seen émission diine ak jamono tey ñu nar a taxaw waxtaane waat xew-xewu jamono muy jafe-jafe politique yi nga xam ne Sénégal ci la nekkoon fan yu yàgg ñu dem nag ba gis ne ak dal am na ci réew mi ñu bari naan nañu ñaan ndax mu yàgg fii te dal googu kenn mënu ko wax te doo ci tudd kilifa diine yi ndax lu ci ëpp ñoom ñoo ko dox wax ko ba ñenn ñi ku ci nekk dellu taxaw fa nga taxawoon. mu mel ne du lu bees ci Sénégal ndax bari na bu Sénégal tolloo ci yenn crise politique yi ñoom kilifa diine yi ñooy jóg dox ci taxaw ci ba mu sedd lan moo waral sénégalais yi gën a déglu ñi nga xam ne ñoo ne ci diine ji que institution yi nga xam ne ñoom seen bopp ñoo leen fal waaye tamit nan la ñu mën a def pour que ñooñ nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay kilifa diine rôle bi ñuy xaar ci ñoom ñu bañ ko rek di jouer ci wàllu bu waaye ñuy taxaw réew mi saa su ne mu mel ne laaj la boo xam ne mën nañ koo laaj ñi politique mën nañ koo laaj ñi analyser waaye tamit laaj ko ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci wàllu diine jooju la loolu moo tax tey ñu boole ay ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëmale ci domaine yu ñu mel waaye tamit ànd ak diversité ngir waxtaane ak ñoom question yu ñu mel suñu ay gan tey bokk na ci Abdoul Aziz Diop moom miin ngeen ko ci plateau diine ak jamono Abdoul Aziz Diop bokk ci kuréel gi ñu tuddee forum civil Abdoul Aziz maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. jërëjëf Moustapha maa ngi lay fay di nuyu sunu frère Mamadou Seck imam Ismaïla Dem ak professeur Bouba Diop di am mbégte lool bokk ñoom jataay ak bokk yow jataay. jërëjëf suñu ay gan tamit tudd nga ko sànq bokk na ci Mamadou Seck analyste politique sëñ bi Seck nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay Moustapha di la nuyu di la gërëm ci invitation bi. di nuyu tamit sama naataango yi ma fi toogal ak sama nijaay professeur Boubacar Diop sama nijaay daan ànd. Yoro Fall yal na ko yàlla yërëm. di nuyu Abdou Aziz di nuyu imam Dem bu baax a baax. jërëjëf professeur Boubacar Diop université Cheikh Anta Diop de Dakar professeur nuyu nañ la dalal jàmm am mbégte loolu nag di ànd ak yow ci diine ak jamono. waaw Moustapha namoon naa leen gis naa fi massa leen coono jamono ji bi ma déggee fitna bi leen dal ci jamono ji woo naa sëñ Assane pour wax leen massa coono. dëgg la am mbégte itam daje fii ak suma mbokk yi Sidi Dem Sidi Seck ak suma mbokk njóobeen bi defe naa suñu waxtaan doon na waxtaan wu am njëriñ waxtaan wu neex incha allah imam Ismaïla Dem moom mi ngi bokk ci Ligue islamique mondiale moom sax mooy seen ndaw li leen toogal fii ci Afrique de l'Ouest imam Dem ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. waaw ñu ngi lay fay sëñ Moustapha ñu ngi nuyu mbokk yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal plateau bi. di professeur Bouba Diop ak Mouhamed Seck ak Abdoul Aziz Diop. et di nuyu sa mbokk yi nga bokkal liggéey bi. di la nuyu di la remercier. jërëjëf ci invitation bi ñu defal. jërëjëf Dem alors ci waxtaan bi sax dañ koy commencer ak Mamadou Seck fan yi bari na soo tijjee journal yu bari da ngay gis ñu def ci photo ku mel ne Serigne Mountakha Bachir Mbacké ak ñu mel ne ñoom ndax rôle bu ñu joué ci li nga xam ne mooy tension politique yi amoon ci Sénégal fan yi ñu nekk moonte de bu ñu dee remonter l'histoire politique du Sénégal faaw ñu nangu ne du lu fi bees ñu nekk ci crise politique religieux yi dugal ci seen loxo bañ génn ci. dëgg la ma bëgg a wax d'abord ni que c'est pas des citoyens simples. loolu lu ñu war a clarifier. nañ ko nangu c'est pas des citoyens simples nañ ko nangu te fi ñu toll nii defe naa ni. ki ko doon wax ñooñu ñu ngi koy tirer d'affaire. d'accord parce que xëy na bu doon ay citoyens simples rek duñ leen déglu. beneen élément bi ma bëgg a clarifier mooy on a beaucoup tendance ci français di wax les marabouts wala la classe maraboutique. man ci élément conceptuel yi je dirais la chefferie religieuse. parce que wute na. boo demee ci yenn dëkk yi ni marabout. fu ne lañ koy jàppee. ñu jàpp ni mooy kii xërëm kii xonjom c'est très péjoratif et négativement chargé. mais chefferie religieuse mooy njiit ci diine. bu boobaa nga mën cee dugal ñu bari sax. d'ailleurs bu loolu weesoo ñu jàpp ni que du lu bees effectivement. te d'ailleurs ñoo précédé. suñu état yi seen existence moo précédé suñu état yi ce qui fait que des fois on peut comprendre posture yenn citoyens yi vis-à-vis de la chefferie religieuse des fois man ni ma koy appréhender mooy que ñoom ci espace civique bi la ñu bokk parce que espace civique li ci nekk dafa bari espace civique médias yi ñi ngi ci partis politiques yi ñi ngi ci société civile mi ngi ci spécificité Sénégal nag mooy que chefferie religieuse aussi da cee bokk parce que espace civique li ko mandargaal mooy liberté d'expression liberté d'association liberté d'opinion ñoom ñu dugg ci biir espace civique boobu tey boo ko doon xool bërki démb li xewoon fii ci dëkk bi on a dit que on a réduit
les partis politiques à leur plus simple expression. loolu la ñu wax. D'ailleurs da ngay sentir ni y a une suprématie du parti au pouvoir par rapport au parti de l'opposition. dañuy liggéey ba duñu tekki dara. duñu tekki dara en termes de légitimité duñu tekki dara en termes de représentation au sein des instances délibératives et représentatives. bu loolu weesoo ñu wàññi doole société civile bi li tax ñu wàññi ko mooy dem nañ ba di menacer instance bu mel ni OSIWA nga xam ni société civile internationale la bien sûr mais nee nañ dinañ ko tëj ndaxte bokk na ci ñiy financer société civile sénégalaise donc quelque part ñu ngi liggéey ci wàññi doole société civile muy donc beneen composante espace civique bi buy wàññeeku espace civique parti politique yi ñu ngi wàññeeku espace civique société civile mi ngi wàññeeku médias yi ñëw professeur wax na ko ci bi muy débuté luy ndaw yi ñuy couper signal donc ñi ngi wàññi doole média donc espace civique bi di wàññeeku davantage mooy liberté d'expression liberté d'association liberté d'opinion day wàññeeku kenn moo fi desoon te moo ñu permettre tey ñu rëcc on est en train d'échapper à cette crise là mooy la chefferie religieuse di partie intégrante à l'espace civique toujours ñu sant bu ñu fi nekkul woon dinañ mën ni espace civique bi daanaka dena dara donc su fekkee ne presse bi dafa nërmeelu société civile en tout cas ba ñu miinoon surtout du temps de Wade les derniers moments de son mandat gisuñu ko c'est ça ñu gis ne les partis politiques également dañu wax ne c'est une opposition très très faible donc bu fi sëriñ si nekkul woon mën nañoo jëm ci jëye c'est le rempart ça a été le rempart te fi ñu toll nii ñi ngi dund loolu et d'ailleurs ñi ci des ñëpp même ñi koy jéem a wàññi fu ñu jaaxlee daw ci ñoom donc am na lu fa ne loo xam ne lii peut-être en termes de légitimité wala en termes de pouvoir wala en termes de réalité dinañu permettre ñun ñu ni suñu modèle démocratique dafa spécifique parce qu'on a pu le customiser entre guillemets on a pu l'endogénéiser en prenant des réalités non réalités locales adapté ko et day wuteeg les thèses occidentalo-centrées yii ni la chefferie peut-être des fois bu duggee ci processus politique yi dañ koy fausser moi je suis contre cette thèse là parce que les tenants du courant de la politique par le bas dañ ni ñoom dëkk bu nekk ak trajectoire politique am bu war a mën a permettre mu am identité mu amorcer ces processus politiques ba réussir donc suñ trajectoire politique xam naa dina ci ñëw ci biir waxtaan wi ak Aziz buñ ko bëggoon a tëggaat tey mënuñu ñàkk intégrer li nga tuddee chefferie religieuse duñu ko ce serait une erreur ñu bañ ko intégrer gis nga Mali la fa xew pourtant même réalité yi lañ dundoon historiquement Mali fa la islam bi jaaree pour ñëw te fan la jaar ci chefferie spirituelle yi ci chef spirituel yi dañu capter diine ji foofu ba pare en même temps dañ doonoon imam ba pare doonoon ay njiit waaw comprendre mais ils ont raté le coche ba ils ont quelque part c'était une forme de négation des confréries Sénégal nag loolu moo ko sauvé ça nous a permis déjà booy xool suñu je dis que nos confréries dañu contribuer suñu politique d'aménagement du territoire kilifa gi dala daan seexal ni la demal tel dëkk sanc ko toog fa aménagement du territoire la xëy na dafa yeggul dañuy continuer processus bi ba tey jii doon na sama suggestion doon na baax sëñ Mountakha continuer ñuy liggéey ci loolu di toj ay dëkk comme ni ko waxee di sanc ay dëkk di toj ay dëkk de sorte que ay espace vide bi ñu am mu indi y a tellement de problématiques autour parce que la nature a horreur du vide et tout ce banditisme là l'extrémisme violent etc ñoom ci espace yu non occupés yi la ñuy dem di fa proliférer donc le fait de pouvoir faire ces types de politiques d'aménagement du territoire état bi ci boppam mënoon na leen ci fekk ci encourager leen ci accompagner leen ci muy que ñu continuer di toji dëkk et cetera yooyu yëpp mais dafa précéder état d'accord dinañ ci ñëwaat léegi introduction bu am solo Mamadou Seck professeur Bouba ci politique lañ doon wax ak intervention religieuse mais bu ñu dee revisiter l'histoire également dañuy gis ne yamul rek ci politique il y a beaucoup d'autres conflits sociaux peut-être yoo xam ne sëriñ si def nañ ci seen loxo ba parfois même ñoo ciy génne nguur gi ci boppam. waaw Moustapha xam nga man li may gëstu di si jàng
taarix bokk na ci. bon li nga wax nee nga du lu bees waaye dama ni du guléet ci àdduna yomul ci Sénégal rek li ma jàng mooy fépp fu doomu Adama feeñe foofu diine ma nga fa kooku am na téere bu mag bu nga xam ni indiwoon na coow at yële Huntington bind ko choc des civilisations nee na amul civilisation bu am te foofu diine amu fa loolu moo jiitu nguur yi donc diine dafa nekk lu nga xam ni dafa sax ci nekkinu doomu aadama waaw jarul ñuy philosophie xam lu tax beneen bi mooy nguur yi bi ñu ñëwee ñoom ak diine ñaari mbir moo mën a am ñett sax benn bi mooy ñu ànd ñaar ñu féewaloo ñett am ku ni day atte waaw loolu nag moo am xëy na tey bu ñu ko waxtu yu mayoon. allez-y damay joxe rek ñaari firnde. allez-y xam nga ci li ma jàng. booy suñu li ñu gën a xam ci histoire doomu aadama nga xam ni bind nañ ko ñu xam ko Misra la Égypte. sunu maam yi fa la ñu jóge foofu soo seetee tax nit ñi seen tur. tur bu mel na Saara wala Mariama dafa am lu mu tekki Saara mooy doomu yàlla ci ki doon seen yàlla mooy Ra muy jant bi. Mariama mooy kii yàlla bëgg ndax ñoom seen ki ñu gënoon fonk itam mooy amoon lañ ko tuddee woon te amiin baat boobu si ñetti diine yu mag yi baat boobu ma nga fa ba léegi amiin kooku dañ ko fonkoon Mariama mooy kii yàlla bëgg bon nga xam ni même Firawna bi ñu doon wax ak ñoom fu ñu nekk kii yore mbirum diine ji ak ñoom seen diine. dañ doon ànd boo demee Rome mais Rome buur bu buy falu ñu yore diine ji dañuy ñëw boo demee Amérique jëlee xam nga Amérique tey jii même bu ñu falee dañuy wax nga ñëw nga waat ngay yore. France. lu tax mu metti lu tax seen laïcité bi indi mais France ba ñuy dem buur yi bu ñu ñëwee bu ñu leen di fal ku leen di defal seen débat de sangaleer ak yooyu mais ki yore diine ji bon loolu. waxuma nag sax pays arabe yeeg yooyu xam nga yi fi ne mu mujj demee amul foo dem te loolu fekk foo may joxe nag ay firnde ndax man bi may jiite syndicat ñaari exemple lay joxe fii ci réew mi li ngay wax dëgg la du lu bees 89 def nañ fi grève bu nga xam ni juróom fukki fan ëpp na ko fii président bi ñëpp a tiit man keroog maa ngi fàttaliku Jean Collin woolu ñu nii yéen da ngeen bëgg daaneel gouvernement bi coow li lu nekk gis naa ko. kon da ngeen bëgg daaneel gouvernement bi accusation bi. waaw mais sëriñ si nag dafa amoon ñaari façon dafa am sëriñ yu nga xam ni ñoom ñoo ñu woo. mun waxtaan ak ñun am ñi nga xam ni itam ñun ñoo dem seeti leen. te bu boobaa ku ci nekk am nga loo wax. ba jàmm ñëw. kooku jarul may wax délégation ba waaye am na ci kenn ku sëriñ yu mag nga xam ne mu fi waxoon turam xam ngeen ko keroog dafa ñu woo. ba ñu ñëwee lu mu ñu wax dafa yéen yéen ci dëgg waaye fii gars yi sonn nañu may leen rek ñu génn ci. ñii dañu affolé wax daal boobu daf ñu doon defar rek pour que ñu génn ci. waaye xam naa ni bu ñu demee moom kontaan na li mu bëggoon mooy ñu xam ni ñun ñoo jekku. beneen sëriñ bu mag bi ba ñu ñëwee toog délégation bi keroog man maa doon secrétaire général mais waxuma dama seet ki gën a mag ci délégation bi moo wax. xam nga sëriñ bi lu mu ñu wax dañu ñëw wax ba géex mënuñu. yéen de wax ngeen fii ngeen toog démb fa la ñu toogoon man xaw ma ku am dëgg yéen wax ngeen ñoom wax nañu li ma yaakaar daal mooy mbir mi baaxul nit ñi sonn nañu juboo leen wax ci jeex na ba ñu demee li ci des moom yéen journalistes yi xam ngeen ko ba ñu mujj signé accord ak yooyu jàmm dellu si bon li nga wax du lu bees léegi nag bu ma waxee pare xam naa ni du jàkk ñu dellu si rek lu tax loolu mën a am ci jamono lu tax nguur ak diine ñu nekk ci ak du ñoom rek ñoo fi nekk nag am na ñeneen ñu fi nekk dañoo wax ci loolu am na ci ñeneen
yu nga xam ni itam dañuy bu ñu waxee normalement wala ba ñu defee dañu war a def jàmm dana ñëw. yooyu bu ñu si waxtaanee. man dinaa ci wax tuuti. alors mu mel ne moom xaw na ko boros sax sëriñ soo xam ne intervenir nañ ci ay moment de conflit notamment ci ay grève yu yàggoon ba commencé jaaxal réew mi temps Abdou Diouf. waxul ay tur mais xam nañ fi mu bëgg a waxee ci domaine yooyu. quand même dañuy seetlu ne religieux yi bari nañ mais ñi ci gën a illustré wu quand même mooy ñuy tuddee souvent ay xalif généraux l'histoire l'a montré. jërëjëf Moustapha xam nga Sénégal dañu am spécificité on a un état laïque loolu la ñu wax ci texte yi. waaw mais le peuple n'est pas laïque du tout. on a un islam confrérie un peuple fortement croyant. sa ku ne am nga foo gëm. ce qui fait que le spirituel ak le temporel bi ñoo am légalité bi ñoom la ñu fal. avec des mandats temporels. mais spirituel bi ñoom ñoo am légitimité bi parce que ñoo nekk ci xol yi. xam nga def na am na waxtaan fi bu ñu mujjee def man la. ci affaire Covid bi. man la société ñëpp a ngi déglu état di ko dégg mais déggaluñ ko. parce que communiqué bi mi ngi jàll bi su nekk. mais dès que kilifa diine yi xalif généraux yi dugg ci commencé sol masque. exemplarité bi rek peuple bi topp. donc loolu dafa nekk loo xam ne aussi il faudrait que ñu tenir ko en compte comme élément de contexte. beneen bi aussi réew dafay baax mu am contre pouvoir. ces chefs religieux bi ma doon wax. ils sont des contre-pouvoirs mais nekkuñ contre le pouvoir ni contre l'opposition dañuy tëddee ndey ji Cheikh. moo tax su mbir amee rek ñëpp xalaat leen parce que cër bi ñu am société jox leen ko mais sur le plan sociologique ni Sénégal tëddee. ñooñu tey ñoo am légitimité bi ñoo nekk ci xol yi. li nga wax nag. def naa ñëwaatal ci question bi Moustapha da nga ni. que ni les xalifs généraux muy ci moom mi wax sax ne ñoo jiitu suñu état yi. mais même après l'indépendance li ñu remarqué mooy bari na ci conflit yoo xam ne professeur Bouba mi ngi koy wax sànq ñoom ñoo ci dugal seen loxo ba génne ci Sénégal. wax xam nga lu tax loolu. parce que ñoom cëru mag la. cëru mag xam nga foofu démocratie bi mooy xalif bi fi jógee. ki mag yaa fi toog mais kay toog. tey ña doonu tey maam Serigne Touba maam El Hadj Malick ay attributs yi ak siru bi parce que yàlla mooy doxee loolu noonu dina la jox cër mais pour nga doxal ko dafay am loo xam ni dafay ànd ak moom. da ko ci boole. donc ñoom cër boobu. c'est naturel muy xalif généraux yi ñu am ko ci Sénégal. moo tax ñu gis fu crise amee xel yi day dem ci Touba dem ci Tivaouane dem ci Taaleen dem ci Niassène dem ci Laayeen dem ci Conflent parce que foofu noonu la organisé woo. ñi président de la République nekk tey su demee ba mu nekk dernier recours comme ni ko professeur boobu waxee suñu demee seeti ministre bi mu tëj ñu ne nañ dem ci président ñii ñoom ñooy recours bi nga xam ni pratiquement bala ñuy xalaat même ku ci mënti doon da ngay tëb rek ne nañ dem Touba nañu dem Tivaouane nañu dem Niassène nañu dem seeti sëriñ bi mais di nga jaar ci ay intermédiaire loolu nag yàlla moo leen ko defal sur le plan de la ba pare mu nekk suñu patrimoine immatériel xam nga Sénégal réew yu bari patrimoine boo xam ne mënuñu ci lu ñuy téye bu lu ñuy téye xam nga ñu ngi wax or di wax pétrole di wax diamant loolu lu ñuy quantifier la mais suñu patrimoine immatériel mooy cëslaa yooyu c'est-à-dire ce patrimoine ce dialogue interreligieux bul fàttaliku Moustapha président Senghor nekk na fi 20 ans jiite Sénégal moom catholique la woon mais bi mu demee ba 1979 muy tàggoo lu mu wax daf ni oto bi ñeenti pneu la woon ñett yi crevé nañu benn bi muy Serigne Fallou Mbacké beneen bi Serigne Babacar Sy beneen bi Thierno Seydou donc man maay ñeenteel bi du ma xaar mu ak nguur kenn du ko ñeente maa ngi dem moo waxee noonu parce que xamul tax njiit ak kilifa bokkul dafa am ay mutation suñu problème mu Sénégal li ñu dund soo demee ci këru diine yi kilifa yi ba léegi ña nga fa ndax ndono li la mais soo ñëwee ci wàllu àdduna par le jeu de la démocratie ay njiit ñoo fi bari mais kilifa bareetul njiit ak kilifa bokkul njiit position la kilifa comportement la soo gisee nag nit ñi su demee ba jaaxle dem ci ñële parce que ñoom ñoo yore jikko yi ñoo mën a wax li nga bëgg a wax Aziz moo di ne citoyen sénégalais yi jikko yi sëriñ si lañ gën a gërëm que jikko ñi nga xam ne ñoom ñoo leen tànnal seen bopp def leen président wala ñu def leen député wala ñu def leen leneen c'est évident Moustapha xam nga dañu naan pour prendre de la hauteur il faut être à la hauteur souvent nit ki su dee am na yu ñëw sa ya war a ñëw jiituwul ya war a jiitu préalable rek souvent il vole tout bas moom laa lay wax ne la kooku posture njiit lay dem njiit position la moom laa la wax kilifa comportement la li tax kilifa diine yi ñu leen déglu d'abord benn bi dañu am légitimité bi nekk ci xol yi
beneen bi ils sont désintéressés li ñuy def ils sont au-dessus de la mêlée réew mi rek moo tax ñuy jóg su ñu demee ba jóg dernier recours la ñuy doon mais fu ñu jógee rek fay lakk gi beneen bi aussi mooy nekkuñu ci logique gu mandat premier deuxième troisième mandat ñoom mandat bi ñu am c'est un mandat divin su borom bi soobee rek ki fi jógee beneen xalifa ñëw wutu ko waaye su ñëwee rek yoree li nga xam ni mooy baatin parce que benn kilifa dafa wax benn jour benn kilifa gu mag dafa génn àdduna mu ni xëy na gaañ a doon defar nit ñi dem nañu waaye lañ doon defaree nit ñi mi ngi fi mooy yàlla ñëpp la fi nekkal mais ñëpp nekkaluñ ko fi nuance la ñi ko fi nekkal nag kilifa diine yooyu foofu lañ koy séntu. alors imam Ismaïl Dème est-ce que dafa nekk obligation pour kilifa diine bi nga dëkk ci réew mel ne Sénégal wala mu dëkk ci beneen réew que bu crise amee muy crise politique wala sociale est-ce que dafa nekk obligation ci moom mu intervenir ci. jërëjëf Moustapha. gis nga Sénégal. li Cheikh Abdoul Aziz wax léegi. dafa am particularité. oui mais nag diine ci boppam. ak état ñoo mel noonu surtout l'islam ak état l'islam ak gouvernance parce que islam dafa nekk diine joo xam ne boo ko gëmee xam ko doo yaafus doo tan xamul da ngay engagé wu parce que yàlla ci alxuraan mu ngi lay sës responsabilité boobu déjà responsabilité boobu nga jàng ko nga jàng siiratu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga gis li mu daj nga xam ne li mu sonn yëpp àddina taxul woon ñoom li ñuy sonn nii am nañu àddina suñu marabu yi suñu ma ne marabu sax moom wax nga dëgg danaa ci ñëwaat suñu njiit diine yi mais àddina taxul mais dañu xam ne wutatuñ compte bancaire ñëw dafa parce que bu ñu toog ñu jox leen kuy joxe 100 millions 500 millions yu mel noonu 50 di joxe xaalis ci loo xam ne mënoo nga ko bañ a def kooku bu la état bi déggalul du baaxle kon gis nga islam moo mel noonu ñaareel bi suñu histoire islam ak politique dafa nekk loo xam ne dafa yàgg. l'islam ak politique. dafa yàgg. organisation parce que nit ki. da ngay organiser di ngay dundee. nit ki il faut mu am njiit. société communauté il faut mu am ko diriger. yooyu yëpp dafa am solo te l'islam yooyu yëpp def ko tan xamunuwul. même booy tukkee bu ngeen di tukki sax bu ngeen nekkee ñett dafa am kuy jiite yoon wi. mooy diriger. kon loolu mooy ci gàttal mbir mi. ñaareel bi. waaw. lii ñu def te am ko ci société bi dañ ko yeew parce que ñoom dañoo dugg ci biir xol yi ñëwuñu rek. comme ni ca doy nañ ma baal. bon doon forcer nit ñi. di leen bundu xatal. au contraire lu bari ñu ceddo yu bari ñoo leen tuubloo. ñi nga xam ne ñoo dëng ñu bari ñoo leen jubal. naa ngi fàttaliku suñu maam Cheikh Amadou ci Samba Sadio. bañ ko notee ñu sot ko. Sëñ Touba dafa ñëw ne ko delloo leen ko alalam delloo leen ko biiram taxaw ci taxawaay bu am solo ngir doxal dëgg. pourtant moom def na loolu mais pour dimbale dëgg pour doxal dëgg leneen li mooy. dañoo liggéey boo xam ne ci gox yi bu ñu la woowee fu ñu la mun a woo nga wuy leen ci jàngale ci yar ci dimbale loolu mooy seen rôle. dafa am rôle boo xam ne joué nañ ko depuis avant 1776. Souleymane Baal. Bien avant. Islam ci Sénégal dafa nekk ñu jiite l'islam dañu ubbeeku di joxe. waaw ubbeeku di joxe am na gan goo xam ne Mauritanie la jógee. waaw ñëw ci Abdul Qadir Kane. Abdul Qadir Kane almaami Abdul Qadir Kane. Abdul Qadir Kane dafa ñëw bind lettre def message. note envoyé ko Fuuta yëpp. Alwaar Gédé Jama Alwaali Wuro Madiou Mbooyo fu ngeen mun a nekk. teral leen gan gi. kon gis nga. absolument loolu yëg boobu ñu am ci nit ñi.
loolu moo leen may nit ñi. su ma la déggee bu baax. xaaruñu après indépendance. wala jamono ji ñuy dund nii. pour que sëriñ si gis par exemple buur yëkkati loxoom bëgg a dóor baadoo la ñu dox ci diggante bi. xaaruñu ko parce que ñoom sax dañoo révolté. mais est-ce que xam nga ne en 1900 vers 1911. Fin de 20e siècle 19e siècle 20e siècle. début 20e siècle xam nga ne islam am na moment yoo xam ne fii ci Sénégal. dañ leen bundu xotaloon sëriñ si. waaw bu ñuy tabax jàkk dañuy am autorisation. bu ñuy génn dañuy limiter seen i génn am na temps moment boo xam ne ñoom seen sagesse rek moo leen sauvé ak tubaab bi. loolu nag aussi nekk ci côté peuple bi. population bi di souffrir ak ñoom di ànd ak ñoom wàcce sa bopp di leen déglu di leen jox di leen jàngal di leen yar. mais loolu kay loolu moo tax nit ñi jox leen seen xol. très bien muy lu leer alors est-ce que day doy kon pour wax ne parce que tàmm nga ko sànq ne moo jiitu sax suñu institution yi est-ce que dafay doy pour wax ne quelle que soit l'évolution de notre démocratie ni ñu koy wax très souvent la liberté d'expression ak lu ñu bëgg la chefferie religieuse pour reprendre sa terme bi nga utiliser sànq moom dafay incontournable ci ni ñu bëgg a demee. Je suis tenté ici convoquer un peu le modèle britannique ak la monarchie. ba àddunay tukki. monarchie du fi jóge parce que seen spécificité la te facteur de cohésion la le tout parti système la. koo ci mënti gis premier ministre bu mën a ñëw muy travailliste comme muy les autres là. conservateurs. mais loolooy jaaxal ñu bari Seck parce que bu ñu ne la par exemple ñu ne la Royaume-Uni c'est une grande démocratie. ak yeneen réew yu mel noonu. mais teewul ba léegi da nga fay am ay buur ak reen. waaw mooy seen spécificité justement. te bi may wax sànq ni il faut ñu éviter dictat wu les thèses occidentaux centrées. mooy thèses yi jógee rek ci Europe ñu ni modèle bi nii la war a demee. surtout bu jógee France. bu jógee France. modèle bi war te demee noonu. parce que ñun ñëpp suñu démocratie yëpp ñi ngi ko inspiré woo ci modèle britannique. avec la Magna Carta 1212. 1215. nga xam ni donc ñoom dañ cee yàgg te teewul seen spécificité ba ñu yor mooy la monarchie buur bi. des fa ba léegi muy un cohésion un facteur qui cimente la nation. Premier ministre démocrate premier ministre conservateur ku ñëw. da ngay dem sukkal ko d'abord. sukkal buur bi waaw. ba pare moom mu reconnaître la reconnaissance am moo lay jox légitimité. mën nañu sax pousse un peu comparaison yi foofu. parce que dafa am benn adage foofu qui dit que le roi ne peut faire mal. le roi ne peut faire mal. dañ koy nangul toujours. légitimité ba pare jox ko mandargab ku baax. ku bienveillant. koo xam ni njariñal askan bi rek la fi toogee. mais boo ñëwee ci chefferie religieuse yi. xoolal seen ay approche mais cela veut dire que c'est que ni ñun waruñu am benn complexe kon. fal suñu président ba pare mu xëy soo prêter serment ba pare dem Tivaouane. ziyaare ji Serigne Babacar Sy Mansour dem Touba. waruñu ci am benn complexe. nullement waruñu ci am. pourtant da ngay dégg souvent ñu naan président warut a sukkal nangam ak nangam. yëpp mooy ñi nga xam ne bii ils lisent les réalités à travers des lunettes d'occidentaux. mais la réalité mooy que li ñu moom. et d'ailleurs. Ce qui est intéressant dans les processus mooy la capacité d'appropriation et d'endogénéisation domestication maanaam li ngay jëlee xar ci mbedd ma di ko yar ba boo ko jegee du daw noonu lañ war a mën a jëlee suñu modèle encore que ce qui est dommage mooy importer ay modèles on aurait pu les créer tëgg ko fii ba mu doon suñu modèle yi bopp mais à la limite bu ñëwee doon ay modèles importés ñu jël ko avec beaucoup de circonspection et beaucoup de distance ba pare jéem koo endogénéiser jéem koo domestiquer mu tropicaliser xam nga booy xool toujours pour aller dans le roi ne peut faire mal yenn saa yi nga dégg comportement wu leader politique yi waaw ñi ngi ci réalité boobu suñu leader politique yi waaw ñii suñu njariñ rek lañ fi nekkee waaw dañ koy wax nag mais quand vous entendez Idriss Seck un jour bi ma demee di wuyu Abdoulaye Wade dañoo wañ sama loxo waaye dañ maa woo ci ruq ni ma doo ko rëccu ndaxte ndigal la mais le roi ne peut faire mal ndigal li mi ngi jóge ci kaw maanaam yow boo ci demee tôt ou tard njariñ nga ciy gis te njariñal askan wi la donc les chefferies c'est une chance pour le Sénégal man lu ma gëm la pour avoir fait aussi les autres pays gis nga pour ne pas le nommer da ngay dem Togo Togo espace civique bi dee na
chefferie weguñu ko. de sorte que tey jii yéen a imaginer notre président de la République toog doon célibataire fu ko neexee ku ko neex jël. bu la neexee bàyyi la. do am ay concubines. foofu ci Togo. waaw loolu xam nga fii. Sénégal li wérte woon mooy. président bu ko fi defoon tey. kilifa diine dina la woo ci ruq yedd la. ne la kilifa day am soxna. wala buñ la ko waxul sax di nga sentir une pression. qui vient de toutes parts. une pression symbolique. qui vient venir de toutes parts et qui va te pousser à te marier. mais foofu amu fa parce que kilifa dafa tumuranke njiit sax tumuranke fa. te loolu lépp am nañ ko suñu dëkk yi pour emprunter ton concept. qui est très pertinent. donc c'est pour dire que chefferie yooyu dañ fee am solo am fi njëriñ benn élément bi. au-delà du fait que ay facteurs de cohésion lañ et puis dafay jox une singularité à notre modèle. beneen élément bi mooy dafa am benn chercheur espagnol Leonardo Villalón. da nga wax léegi islam et état. titre am noonu la ko tuddee. État et islam au Sénégal. au Sénégal. au Sénégal Leonardo Villalón. waaw bi mu ñëwee di jàng système bi dafa ni moom sax finalement gëm na ni. chefferie religieuse bi dañ koy wax chefferie religieuse mais société civile la c'est une belle découverte. société civile pour plusieurs raisons. donc ça voudra dire que donc on ne pourra plus se passer de. non. société civile la parce que autonomie. autonomie amuñu benn. lien de hiérarchie fonctionnel ou hiérarchique avec aucune autre instance dans notre processus politique. autonomie. mu ni beneen bi liberté de ton. tey jii da nga daan dégg maam Abdou Aziz. oui dégg Serigne Abdoul Ahad. dégg ñoo xam ne ñi. ba si Serigne Abdou Al Amin. Al Amin moo gën a récent. mais da nga daan wax ñu ne daay kii day opposant la. wala bokk en tout cas li Abdou Aziz wax. ay contre-pouvoir la liberté de ton bi moo leen ko may capacité à agréger divers types d'intérêts mais tey jii boo dégloo Wilane mu ni man ak Sonko ñoo bokk ni ñuy soloo parce que waa Daaru Musti Serigne Ba moo ñuy jox ay yére yenn saa yi ñooy bokk ni ñuy soloo ils ont cette capacité à agréger divers types d'intérêts autour d'eux donc ñooñu seen posture. parce que c'est extraordinaire li ngay wax. parce que da ngay gis sëriñ bi ñu ne mooy sëriñu Abdou Aziz. nga yaakaar ne Abdou Aziz rek la xam Abdou Aziz rek la mais boo demee këram. fekk fa ñoo xam ne bu ndajewoon ci mbedd mi nar a rayante ndax bokkuñu sax parti yu ñu bokk. voilà et y a beaucoup d'exemples comme ça. tey jii boo demee màggal wala nga dem gàmmu. da ngay ñëw fekk la classe politique toog ci benn salle. jéem di xaar sëriñ bi. l'appartenance confrérique prime sur l'appartenance corporatiste. exact beneen bu mu mënti doon. donc cette capacité à agréger plusieurs types d'intérêts loolu société civile bi ci ay forces am la bokk. et puis cette réactivité xam nga la société civile elle est réactive. tout de suite benn problème am. tout de suite ñu réfléchir à des stratégies xaaruñu ay liens hiérarchiques ak xaaruñu des courriers bu war a dem ci le supérieur hiérarchique mu jox la autorisation tout de suite tu réfléchis à une action et tu la mets en œuvre si tu parviens à lever des financements mais nga xool tey COSCAS li muy def ci awoon c'est des modes populaires d'action publique nga dem Touba. Touba ca kanam des modes populaires d'action publique loo xam ne état bi moo ko waroon def ñu porter ko ñoom. jox ko une dynamique populaire. ba pare di ko mettre en œuvre mu doon lu réel. xaaruñu état xaaruñu ay procédures. xaaruñu code des marchés publics. xaaruñu autorisation d'un supérieur. yooyu c'est aussi. te ils n'attendent pas un audit pour bien gérer. pour bien gérer bu ñu paree d'ailleurs léegi. ils rendent compte. nga gis ni que donc ça c'est les manifestations de la société civile. Très bien. ma jox dëgg donc Leonardo Villalón ce qui est intéressant ci ñoom aussi des fois mooy le recul qu'ils ont pour mieux appréhender les procès ñun on a tellement la tête dans le guidon comme on dit que mais justement yaa ngi wax recul pour mieux appréhender ce qui se passe. waaw bu am na benn phrase boo xam ne nee nañ Serigne Mountakha Bachir moo ko wax ci semaine bi que ni li doon xew Ndakaaru rayante be xeex bi dafa mel ne ci biir këram la doon amee ndax lépp mi ngi koy gis mi ngi koy suivre. et d'ailleurs moo wax la ci loo xam ni je l'ai découvert quand sëñ Bara était là Falilou leur environnement est très moderne et très au fait des réalités du monde ils ont des conseillers dans tous les domaines
donc kooku mënatoo leen a nax sax ni nga leen daan naxe ci jamono yoo xam ni. raay bi moo daan indi Tivaouane wala Touba. wala ci jamono yoo xam ni balaa ngaa ñëw Touba wala téléphone amatul. oui exact voilà. excellent alors professeur Bouba dégg nga bu baax li mu wax. On salue tous cette démarche-là, ce modèle-là, mais toll nañ quand même si jamono foo xam ne surtout 2000 jëm ba jamono yu nekk muy 2020 en tout cas ces 20 dernières années dañu am impression un peu que ni dañu am tendance surtout la classe politique wala l'élite pour bañ a tooñ classe politique bi à négliger rôle boobu nga xam ne moom la religieux war a jouer ba sax souvent dañ naan duñ leen déglu wala bu ñu leen waxee duñ ko def ba dem ci ba da ngay gis et ça c'est symptomatique wala c'est symbolique de ce qui se passe da ngay gis ay xale ci réseaux sociaux yi ñuy génne lettre boo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba moo ko bindoon xaw ma kan ci roi yi fi nekkoon pour di ko rappeler ay devoir am une façon de dire peut-être au marabout que ni ñoom aussi dañu war a rappeler waa ji fi nekk ay devoir am foofu laa bëgg ñëw ndaxte xam nga ci réew mi wala ci dëkk bi ku nekk da nga war a xam lan mooy sa warugar. Abdou Aziz am na lu mu junj mu ni lan mooy ràññale njiit ak kilifa. man damay wax sax bala may wax xalifa yi ma jël baatu wolof bi nga xam ne moom laa gën a dégg muy sëriñ xam nga dëkk yu bari dañuy wax sëriñ c'est ça. ki nga xam ni mooy jiit mais jiit ba àdduna soso ba léegi lan lañ la laaj kaaraange xam nga baat bi dafa dend jiit boo demee ba ci égyptiens yi pharaon bi dañ koy wane mu mel na jiit scorpion yi tool de scorpion maanaam li ñu ko laaj mooy yow nga protéger nit ñi koom-koom bi dox nit ñi di lekk di naan yooyu lañ la laaj yow ñu nekk ci jal bi sëriñ bi moo xam ne ak tur boo ko mën tuddee xalifa beeg am pape bi fële ñu ko tuddee ak lu ñu ko mën di tuddee kooku li ñu ko laaj mooy nga dimbalee ñu xam ñu dal nga indi jàmm nga am teggin bañ a indi fitna loolu lañ la laaj waaye bu fekkee sëriñ bi yow xamoo matuloo nga matadi yorewoo nga ñàkk teggin man loo nga nekk nitu fitna daloo nit ñi duñ la déglu xam nga fii am na ci ay sëriñ yu ñëw wax def leen lii nit ñi dégg topp ñu leen ci élection sax moom sëriñ bi dem ku nekk da ngay xam yow lan mooy sa wareef ak lan nga war a def bu dul loolu ku wàcc sa ànd boo fekk loolu dañ ko war a def beneen bi mooy suñu dem am na lu mu fex lu am maana Sénégal itam yaatu na waaye xam nga Tukruur la fa amoon ak la fa amoon ci Bundu ñoom teel na ñu am ay kilifa yoo xam ni dañu nekk njiit nekk ñu jàng alxuraan mën alxuraan ba foofu bokkul ak yeneen gox yi nga xam ni boo demoon Bawol boo demoon Kajoor Siin ak Saloum neneen la yu fi doxe woon foofu day am négociation waaw loolu xam nga yàgg naa ci wax si Lamine te daañu si doon waxtaan tàng man moom ñoom parti ñu siy waxtaan Sénégal affaire yi nu mu demee parce que fu nga xam ne ñëpp ñoo bokk diine ñëpp bokkandoo nañu gis bokk tarix xam nga foofu boo deful nànk rek mën nga ñu nekk kay jiite si jàkka ja jiite kooku am na Iran jarul may nett yëf yi na mu demee layatala xamee ni na mu demee nu mu fexe ba mujj ñëw nekk fa mu nekk ak na mu defee beneen modèle la ngi noonu bonne société da ngay xool na muy doxee bu ñu deful ndànk effectivement bu fekkee ñen nekkoon jiit matuñu defatuñu dara ñu nekk ci cëriñ ñëw def ba nit ñi di lekk di naan mais foofu nooy mujj da ngay mujj dem ki nekk sëñ bi te nag dal na sax tubaab yi li ñuy wax césaropapisme mooy ñoom tamit dem nañu benn jamono ba ñu ni ki arab yi tudde ko raïs ndax raïs bi ak imam bi benn la wala déet ñoom dem nañu ba à la fin amoon na sax ay empereur yu nga xam ne dañuy ñoom ñoo jiite ba à la fin muy di ay histoire yu compliqué ñu teqale leen léegi Pape ba yaa ngi ko gis fële Rome président yaa nga fële boobu itam réew mu nekk dafa am nu mu jaaree il faut que ñu xam réew mu na mu doxe réew mu mel na fii diine yaa ngi fi islam boobu mais tarixa yaa ngi fi foofu bu fekkee nit dafaa bëgg ñëw ni man kat sama tarixa damaa bëgg nekk président xam nga kooku dana am dana jafe dana metti ndaxte tarixa yi dañu bare te foofu il faut que ñi nga xam ne ñooy politique ñi nga xam ne ñooy jiite ñu wax lu leer loolu tax maintenant bu crise yi amee ba yëf yi jaxasoo bu boobaa na nga ko waxee ñoom dañuy ñëw yedd nit ñi te phase boobu la ñu nekk maanaam ñi jiite ñoom kaaraange gi jàmm
lekk ak naan defuñu ko fitna bare bu boobaa muy gën di metti nag sëriñ si di gën a wax waaw ndaxte nii dañ sonn donc tant que ñu ngi dañuy dem ba affaire ndox meeg ay tëli yéeg sëriñ si dañuy dem ba wax ci lépp te lu nga xam ne ñoom bu doon seen sago ñuy jàngale yem si jàngale yem itam fekk nit ñi seen xol féex ñu dal loolu ñoom moo doon seen liggéey waaye defe naa man am na si ñu ma yërëm am na si ñu mag yu ma ñëw seetaan si soo gisee nit ñi toog leen seet nga xam ni ñii li ñu leen sës kat sauf leen ko métti na parce que bu doon seen sago am na leen lu ñuy toppatoo lu ñu toppatoo la ci ñuy joxe dépense yi kër yu bëree bëri voilà yooyu waaw loolu itam il faut que ñu waxtaan donc ñi nga xam ne nee nañ dañu nekk si jal bi daal di def seen campagne ni ñoom dañuy fexe ba nit ñi lekk dañuy naan dëkk bi ñoom bu ñu ko deful dañuy indi dañuy gën a sonal sëriñ si gën a sonal ñeneen ñi loolu la ñu war a wax Abdou Aziz mu mel ne li mu wax sànq dafa am solo toll nay jamono Sénégal li ñu gënoon a miin bu ñu tuddee sëriñ si ak politique rek mooy ndigal am na ñu doon wax sax nañ voteel diw wala bu ñu voteel diw mu jamono évolué ba ñu bari daan jàpp ne waaw en tout cas li ñu tuddee ndigal électoral moom dooleem wàññeeku na mais su ñu gisee situation yi ñuy dund ni xam ne ndigal tey la fi gën a am ndaxte li tax xale yi ñibbi seen kër bàyyi xeex beeg yooyu demee noonu sans doute parce que dañu déglu ndigal mënuñu ko dindi ci réew mi Moustapha sànq dafa am loo wax lu am solo ma bëggoon bala may ñëw ci loolu ñu da nga ni sëñ Mountakha daf ni li xew Dakar daf mel ni xërëm da xewee loolu mooy masuliya imam mooy sens de la responsabilité daaw maa ngi koy wax jamono mbas bi mu xewee Tiwaawan ñu tëj daara ji man leen sëriñ bi tëjuwul dafa fatoog njabootam tëjoog fatu bokkul daa moment yoo xam nee nañ mbas bi lii lay bañ sëriñ bi xam ni ñëpp la jaboote du njabootu deret kese njabootu loolu mooy li daal sëriñ Mountakha ma nga ca Dakar Touba du moins mais njaboot gi moo leen bokk jaboote parce que li tax dafa am benn at président Abdou Diouf am ku mu joteeloon ci kenn ci njaboot woolu kilifaam kilifa diine xam nga kilifa nawleeg naatangoo bokkul tey ni président nekke ay nawleem ay naatangoom su dee ci wàllu spirituel temporel mooy xalif généraux yi ma ne ñëw sang tropicalisé ko bi mu ko wooloo mu ne ko waxal ci njaboot gii def na ma lii mu ne ko da nga koy muñ ndax cër bi la yàlla jox gënoo ñu ndey gënoo ñu bàyyi ëppoo ñu cër mais foo yéegee tali bi ñu wàcce ñu loolu nga boot moo tax nga di nga xam di nga boot ku sant Ndiaye boo ko sant Diop donc il faut ce qui fait que dañuy faral di wax naan kilifa yi du ñu wax man leen non kilifa mën nañ ko yedd mais ci biir néeg kilifa léeg-léeg di nga ko yedd mais ci biir néeg parce que dafa mel ni dama naan tey suñu mbokk homme politique ak kilifa diine xam lu ñu waree ngalaab ñoom ngalaab la ñu waree pour ñu bañ a maam parce que ñoom souvent léeg-léeg yéene bi dina xer mais seen intérêt dafa leen di jëral ba ñu xer ba jëmale réew mi foo xam ni baaxul su àggee foofu nag ñoom ci biir néeg dinañ jàpp nopp bi koo gis mu wax ci biti kooku day xaste bi ñuy génn ci biti ñoom duñu wax ci biti moo tax ndigal bi nga wax xam nga kilifa diine yi li tax seen mbir man la ci xol yi lañ nekk dama la jox benn misaal bu ndaw dafa am sama benn xarit dafa gis papaam kenn la woon ci mu xaddam yi liggéeyul xëyul gontul mais su julee fajar ba naan kafeem rek tëdd mais kër gi dépense baa ngi dox ba pare jaboote na ñoo xam ni ay doomam ay jarbaatam xam nga jaboote kër ñëpp ci kër gi c'est li mu doon am doom ji am na triple bi wala plus mu ne ko mais papa ma li ma jaaxal xam nga xale yi ku am beru mag ñi barke lañ am mu ne ko bokkuñu fu ñuy faye ko man fajar lay jóg 4 heures du matin dem donc borom bi ñun moo ñuy alimenté mooy sutura boobu yow nga bàyyi ba 8 heures nga xëy dem yow donc tubaab bi moo lay alimenté moo tax bokkul ndigal boobu ngay wax en 2000 ñun liggéeyoon nañ ci sur l'éveil des consciences conscience citoyenne xam nga citoyenneté active responsable programme la société civile ba nit ñi yeewu ba nga xam ni à un moment donné xam nañ que ni ndigal boobu mënatuloon prospérer parce que citoyens yi àgg nañ foo xam ni le choix dafay tegu ci ay bases yu claires président 2012 bi ne les marabouts c'est des citoyens ordinaires xam nga ci war na ko parce que à un moment donné léegi da ko topp d'ailleurs dañuy wax loolu mais suñu soxlaa secours wala wallu comme jamono yi gis nga bi ñu demee tey ba ñoom seen bopp ñoom ñu càng bu kenn jàpp ni li delloo xale yi du Macky Sall du Ousmane Sonko li génne woon xale yi du Macky Sall du Ousmane Sonko mais li leen delloo si waat
mooy kilifa diine yi. Abdou Aziz parce que cër bi la leen yàlla jox. mais justement ça ndax intérêt supérieur bi. xam nga li sama Abdou Aziz Dabakh daan wax naan. diiru may nekk xalifa ginaar gu feebar tiwaan man lañ koy laaj. xam nga kii sa responsabilité dem ba ci mala yi. kooku waxtuma la nit ñi. ñoom sa responsabilité la. très bien alors Imam Deme foofu la bëgg ñu ñëw moo di ne ñun sénégalais en tout cas les plus jeunes malgré réseaux sociaux yeeg modernité beeg yëpp ñun ñooy dem voter tànn président de la république ne ko yow yaa ñu jiite président boobu di taxaw du ñu def ay promesses ñu jox ay garanties ñu lànk ne duñ ko gëm problème am Serigne Mountakha Bachir dugal ci loxoom joxe ay garanties comme dit Aziz ñëpp ñu bi toog lan moo tax ñu mën a gëm garanties yu jóge foofu te mënuñu gëm garanties yi nga xam ne kii ñun ñoo ko fal ne ko defal ñu muy def ñu war ko sanctionné waa su fekkee defal lu ñu bëgg. mais laaj boobu am na solo mais leer na li tax mooy ne Cheikh Mountakha dafa xaarul poste xaarul privilège wutul koo voté deful campagne yàlla moo tax muy def devoir religieux lay def gis nga da ngeen fi soulever ay question yu am point yu am solo lu aju ci seeni coono ci wàllu doomu aadama askan wi ci faj aajo yi c'est très important loolu moo tax aussi nit ñi dugg ci seen xol parce que te loolu tax na sëriñ si xam nañ ne taalibe yu bari léegi bon ñun tijaanité ñun xanaa murid yi ñoom dañu joxe bu baax a baax a baax waaye léegi taalibe yu bari joxeetuñu sax bu bari moo tax sëriñ si dañu orienté wu léegi pour adapter seeni vie ci les réalités da nga mam de la modernité les réalités du temps nga xam ne dañuy def ay affaires di def commerce te loolu la l'islam wax l'islam waxul ne rek na sëriñ bi ñëw ferenkalaayu ñu koy jox loolu xam nga mu ngi bokk na ci côté positif des confréries parce que ñu ngi dugg ci domaine da nga mam économique di dugg ci ay liggéey di dem di ñëw c'est très important loolu tax na les plus grands cultivateurs les plus grands producteurs ñoom la ñun waaw les plus grands cultivateurs loolu tax na aussi nit ñi xam ne ñi am nañu solo li ci des mooy suñu pape Abdou Aziz Dabakh maa ngi fàttali ko ay discours sama pape Abdou Aziz Dabakh non seulement sama xarit la woon mais daf ma fonkoon daf ma bëggoon bés dafa dama déglu discours am muy wax ba xaalu léeg-léeg rajo yi indiwaat Allah Allah xam nga mais loolu bu ko nit gisee ci doomu adama boo xam ne c'est profond dafay marqué dafa da nga naan kii modèle la kii vraiment bu dee li ma bëgg daal ci texe ak ci jàmm kii mun naa ko fa jëlee kooku bokk na ci kii bon donc moom moo musa wax ne moom Abdoulaye bu leen def tarixa yi xaw ma tarixa la wax xaw ma islam mais en tout cas ci benn imma tarixa wala islam bu leen def tarixa yi ay arme di ko xeexee nit ñi musta ko wax moo tax gis nga bu ñu dundee tey ci jàmm ak ci déggoo mais tarixa yi la neex bu ñu neexoon même minorité religieuse bi fi am jàmm tey tarixa yi la neex c'est très important parce que am na ñu doon mel rek dëkkandoo gi du neex mais heureusement ñu comprendre xam nañu Imam Deme conflits yi nga xam ne moo ne ci réew mi surtout les conflits politiques sociaux buñ ci dolli woon tey ay conflits entre confrères kenn du ko wax moo tax j'ai bien aimé le discours de sëñ yàlla na ko yàlla dooli leer yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla fay mooy sëñ Mokhtar en 2018 moo ko xalifa Tijaan bi seen discours woote na ñu nekk benn bu fi kenn waxati tarixa bu fi kenn waxati Tijaan wala murid wala nangam ñëpp benn la ci loolu la ñuy dox même ñun actuellement bi Ahmed Iyane Thiam gaañoo ñu am nañu problème succession bi am nañu problème croissant lunaire ñii ngi sos fii ñii ngi sos fii ñii ngi sos fële moo tax gis nga te loolu buñ ci taxawee rek ñoom mu réglé loolu tamit bokk na seen may buñ ci taxawee rek mu réglé kon nag fii en tout cas li ñuy wax ay mashayikh bindoon naa ko bu yàgg ci sama téere bu ndaw bii 2007 nee naa leen mashayikh yi ñuy wax seen suñu patrimoine culturel
dañoo wax bind fi éveiller les consciences te loolu yaa ngi woon wax éveil de conscience léegi c'est très important ñoom ñoo doon éveiller conscience bi avant le colonialisme français di wax ni ñu nekk leen benn buggante leen yaatu leen joxe leen maye leen loolu du éveil de conscience bu colonialisme bi ñëw français yi ñëw moom ñu taxaw di yéen nit ñi naan fii réewu jullit la français du fi taxaw nasaraan du fi taxaw gis nañ ko ci bindu Baye Niass alors yu mel noonu kon yooyu mbir la yoo xam ne Baye Niass déjà moom ci loolu la doon bind na ci loolu bind na ci wax na ci woy bu am solo boo xam ne bu siiw la ah ne ñun fii ci Sénégal parce que damay gis souvent je sais pas xëy na yaa may leeralal loolu damay gis souvent ñuy wax frappe France dégage ñuy wax France dégage souvent ñuy citer Baye Niass est-ce que dafa fekk ne ci ay bindam xëy na dafa am loo xam ne dafa méngoo ak discours bi ñuy tenir léegi dafa am jamono yoo xam ne dafa tàngoon ci ñoom tàng ci diine ji tàng ci jullit ñi fii ci réew mi ñu ñëw di réagir te ñoom moom poète la li mu ci wax rek mooy na ngeen xam ne way bi na ngeen xam ne yéen fii Sénégal na ngeen xam ne ñun ay jullit lañu moo ko tubaab yi waaw ñun waa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lañu waaw moom la ñu topp moom la ñu bëgg moom la ñuy jàpp waaw ku foog ku jàpp leneen lu dul lii na nga xam ne yaa ngi ci erreur kon nag may la ñu jàmm bon xam nga ak ay mbir yoo xam ne mu ngi koy wax ci biir ni mu bëgg Sénégal léeg-léeg day woy naan sama Sénégal sama réew bi da nga maam ni ma ko fonkee sama xol dafa fees ci mbëggeelu da nga maam sama Sénégal yooyu yëpp éveil de conscience la te pourtant mu ngi fi patrimoine yaa ngi fi malheureusement duñ ko jàng université malheureusement ci arab waaw ñu war a jàng la bala may dem ci Seck aywa alors est-ce que quelque part c'est vrai méritu Serigne si la cër bi ñu leen joxe tout mais est-ce que quelque part également Sénégal mënul ne su fekkee ne lii mën naa nekk c'est parce que Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall am na si ñoo xam en tout cas dañu nangu loolu nangu nu ñu koy xaw ma seen mérite la ñu nangu xaw ma nu ko am waxee sax le fait religieux nga xam ne bu ñu namee maam ñu téye leen parce que un président de la République quand même un président de la République nit woo ko ne ko bàyyil nang mu bàyyi ko am na du lu ndaw du lu ndaw voilà mais c'est da nga ni Senghor ni Abdou Diouf je suis tenté de convoquer benn événement historique benn partie prenante mi ngi dund ba léegi les attaques au Liban en 1986 waaw lëmbewoon àdduna jaaxal ñëpp ça s'est réglé au Sénégal lu ñëpp xamul dans l'ouvrage de Chirac daf ko bind Chirac Jacques il a écrit ça il a écrit ça dans son ouvrage chaque chemin est un but xaw ma je l'ai lu quoi je l'ai dans ma bibliothèque alors muy nettali ni que Senghor moo ko woo moom Chirac en 86 du temps où il était Premier ministre otage Liban yi jaaxal ko otage des journalistes au Liban Senghor ci boppam ni ko waxal ak Abdou Diouf ni ko Cheikh El Zayed bi nekk fii di chef chiite yi au Sénégal mu ngi dëkk ci côté ministère de l'Intérieur dëkk nañ waxtaan ak moom am na ci pexe fii lañ ko lijjantee waaw ñu libéré leen loolu Chirac moo ko bind muy histoire nga xam ni que donc worma boobu ak weg bi ak bàyyi xel dafa yàgg xool Senghor moo ko wax te il n'était plus aux affaires mais xam naa ni am na il a une oreille attentive ou un regard attentif sur ci ñooñu ba xam seen doole muy que la donc loo xam ni lu historique la lu yàgg la ñu ñëw Sénégal ndegam kooku la mën a waxal réveil fibre am ba mu jug sol dàllam lijjanti loolu waxatuma lak suñu njiit yi nga xam ne ni y a cette proximité historique cette proximité sociale culturelle y a beaucoup de phénomènes ba ci sax seen nekk ci nguur gi Abdou Diouf dafa ni Cheikh Sidil Makhtar ne joxoon na ko ñaari guro mu yëy ko maamam moo ko fa yóbbu woon ba Cheikh Sidil Makhtar plus tard ni ko dafa mel ni sax yëyoo lépp da nga buusu li ci des mu ne ko waaw mu ne ko parce que boo yëyoon lépp waxatuñu ko di nga romb président donc nga xam ne même ñoom ci seen liggéey dañu travailler à ce que ñi ci ay baati nag ay actes yoo xam ni lu ñu def la xëy na
ci suuf te kenn yëgu ko. dañoo travail Diouf raconte d'ailleurs lu ko maam Abdou defaloon. ci benn nawet bu tawoon kii. il le raconte Abdou Diouf. c'est ça Abdou Diouf quand même. c'est ça voilà c'est pas le talibé quoi. voilà il est assez rationnel. Voilà, mais il reconnaît ça. te il reconnaît ça donc nga xam ne que donc c'est un fait qui date de très longtemps. Et qui est antérieur ni ma ko waxee à l'état professeur ñëw na sax ba remonter ci Égypte. nga xam ni que donc. loo xam ni la dafay yàgg mais particularité Sénégal mooy que. quand même ñooñu da ngay sentir proximité ak ñoom. da nga leen di yëg xam nga le modèle étatique. doo ko yëg yenn saa yi. non donc tu ne le sens pas. doo ko yëg mais ñi dañu bokk sax ci ñiy évoquer thèse objective de la nation thèse subjective de la nation. xam nga thèse objective mooy nga am na ñoo xam ni seen thèse objective nation mooy. na nga juddoo ci dëkk ba doon bokk yor diiney dëkk ba. ba pare yor benn teint bi ça c'est des faits objectifs. ñeneen ñi ni y a des thèses subjectives. ñun ñi suñu conception nation c'est une thèse c'est sur la base de la thèse subjective. mooy que tey jii Sénégal gagné. ñëpp jug yëg ko. fibre boobu. mooy wane que nation am na ñoo bokk ci benn nation. léegi nag gàmmu am. murit beeg ñëpp jugandoo yëg ko. di ko màggal ba pare converger ci benn lieu di ko fa defandoo. amul différence amul wuute mais loolu. fait confrérique dafa bokk ci ay éléments qui confortent notre nation. Contrairement à ce qu'on pense toujours. Donc ça n'arrive ak ñu yaakaar daf ñuy diviser. Non, ça conforte la nation. Au contraire, ça ne nous divise pas, ça nous rapproche. Parce que lépp benn bi la rek mooy diine ji. Donc nga ñëw màggal jot ñëpp converger. amul tarix amul dara ñëpp converger boobu foofu ba pare àndandoo yëg ko. mais bu ñu ko jàngee ba ci biir scientifiquement mën nañu convoquer ces faits-là comme étant des éléments de la thèse subjective de la nation qui consolide la nation. Donc historiquement man noonu laa ko gisee nga comprendre ni que donc confrérie yi chance la pour le Sénégal opportunité la il faut ñu continuer di ko exploiter maintenant yenn saa yi nga gis aussi que am na ay sorties de route. oui mënu il y a des dérives parfois. il y a des dérives. Oui. am na ay processus yoo xam ni. bu ci tarixa yi intervenir wul woon buñ ko dérouté wul woon man noonu laa koy tuddee. y a des processus yoo xam ne dañ koy conforter consolider ko wala corriger ko. si ñu li xew nii dañ ko corriger. pour que mu continuer mën a nekk ci un processus paisible. Mais am na processus yoo xam ne éventuellement dañ ko dérouté woon alors que bu ñu ko bàyyi woon mu dem dina aboutir ci lu am njariñ. pour est-ce que c'est que parfois du ay menaces parce que yaa ngi wax ne parfois y a des dérives y a des sorties de route. Tout à fait. Mais est-ce que du ay menaces su ñu gisee ne souvent da nga gis à travers les réseaux sociaux notamment. Oui. ay wax yu tegginewul yu ñagas trop di ko jëmee ci kilifa yi. Et l'impression qu'on a en tout cas je sais pas. mooy ne l'État ne fait rien contre ça. Or da nga gis un Sénégalais bu nekk aux États-Unis wala ailleurs. yëkkati kàddu jëme ko ci le chef de l'État wala des membres de son gouvernement ou je ne sais pas. mais mu jëral État bi mu jëli ko. waaw wala mu saisir la police américaine. waaw loolu lépp seen conception la ci nguur quoi. ci pouvoir. xëy na magnanimité bi am ci confrérie yi. nga dégg ñu saaga kilifa. ay taaluweem nar a jóg mu ne toog leen noppi leen. xëy na niveau ba mu nekk. mais le guide temporel la nekkul ci dimension la ay dimension la kii nekkul ci dimension boobu kële wutul pouvoir a ko fekk si kii day sàkk pouvoir di ko wut donc tous les moyens sont bons. Il a beaucoup dafa am souci wu image souci wu image oui. Tout à fait souci de l'image de tout ce que tu veux en termes de li mu mën a joxe vis-à-vis du public. Absolument. De sorte que moom du nangu kenn égra ci ne une parcelle de cette image là dimension la ñëlee nag moom. alors que sëriñ bi moom. sëriñ bi xëy na sax moom daraja ba mu am ci yàlla moom lay gën a xool que daraja bi mu am vis-à-vis du peuple.
ci àdduna bi donc ku nekk xëy na la ngay sàkku moo wutee de sorte que réaction yi du doon benn et souvent Moustapha foofu ñoom sëriñ si al-ulama warasatul anbiya c'est-à-dire c'est des continuateurs du modèle prophétique kan mooy seen référence ñoom Seydina Mohamed Seydina Mohamed lu ne gis na ko lu ne dégg na ko muñ donc moo tax ñoom tam dañuy muñ sa yàlla tax alors est-ce que parfois Abdou Aziz moo ma jox le terme sànq et j'aime bien ce terme là est-ce que parfois suñu politique yi du ñu am problème pour appréhender li mu tuddee moo Abdou Aziz le fait religieux est-ce que liñ ci war a tirer comme profit nañ ko ci tirer dëgg-dëgg. waaw xam nga ñi jiite bu fekkee seen xam-xam itam ak seen gis-gis dafa desali dañu am problème ndaxte lii ñu fiy wax yëpp ngir mu mën a am mandute daf ci baax. absolument xam nga mandute ak mat bala ngay matle ngay déglu ndaxte day laaj nga déglu ñëpp ak ñi nga xam ne daal xëy na ñoo am fitna ci seen diggante bala ngay jub itam booy jubale day fekk nga mën sukkandiku ci dëgg xam nga dëgg mooy loo mën ti teg sa tànk donc bala ngay wax yenn saa gisoo sëriñ sax ñu jéem a jubale te bañ a dugg ci dëgg parce que booba xam nañ ni pour ñu am preuve yi ci lii ñuy wax dafa xaw compliqué bu boobaa ñoom dañuy seet rek nañ la ñuy fexe ba indi jàmm donc seen liggéey du ñëw nii kii moo am dëgg kii amul dëgg soo koy xaar ci ñoom da ngay sonn ñoom nag yenn saay bala ñuy wax nekk médiateur day fekk gaa ñi sonn xam nga yenn saay di ñu teel a wax ñu d'ailleurs boo seetloo fan yi sax dañuy wax ni ñoom ñu ngi doon def li ñu doon def parce que boo yàkkamtee yàqule bon léegi li ma ciy bëgg wax mooy itam yenn saay ñu am ñoom ay ñu ànd ak ñoom di leen wax li xew parce que boo taree wax te xamoo lépp am na benn sëriñ bi nga xam ni boobu maa ngi médiateur université xam nga mu def bi mu déggee gis problème yi moom ci boppam dafa ñëw gisal boppam ñaar mu wóolu ma ñëw mu laaj ma man ma ni ko xamul ma laaj université dégg naa am na problème est-ce que yow buñ ko tëjee ci benn at ñëpp dem tëj seen kër ndax loolu baax na boobu am na ñu koy wax loolu ba ma ko waxee li ma xalaat ma ni ko boo ko tëjee da nga koy tijjiwaat day gën a jafe bon nag néewoo ñu seet solu kooku bon sëriñ boobu moom ñëw na gisal boppam ba pare laaj ñenn ñi nga xam ni xëy na am nañ ci yéen ñi wax yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa doon def loolu di déglu nit ñi ba après def synthèse bi léegi bon loolu dafa ci baax te fi may daaneel rek mooy yemul rek ci atte xam nga atte ak fexe ba nit ñi juboo benn mbir la waaye am na lu ëpp yenn saa yi lu am maanaam mooy ñoom dañuy jox ay ndénkaane bi ñu fiy def assise de l'éducation man dem naa ci délégation bi doon dem ci marabu yi xam benn sëriñ lu mu ñu wax mu ñëw mu tool ñu ba pare ñu ñëw inspecteurs yi ñun ñëpp di wax rek mu daan ni ñu soo bëggee xam njàng ndax baax na ci réew benn da ngay seet sëriñ bi fa mu toog ndax jag na wala jagul xam nga loolu mi ngi poser le problème des infrastructures ak enseignants yi dans quelles conditions ils sont ñaar mu ni na nga seet ndax njàng mi li ma lay wax di sëriñ moo ñu ko wax njàng mi ndax sëriñ bi yenn saa yi kiy jàngale dana toog yenn saa yi mu jóg may ci bi kenn ci taalibe yi mu toog fu mu toog kooku ay Paulo Freire ak yi jàng éducation waaye Amadou Mokhtar Mbow bi nga xam ni moom la ñuy màggal ñooñu xam nañu loolu kiy jàngale il faut nga woyof sëriñ boobu moo ñu ko wax mu ni loolu boo ko gisul si njàng rek am na lu mu si yokk mu ni njàng itam il faut que mu barkeel ñun ñi fii ñu bare si fa ngay jàngi alxuraan ngay jàngi métier parce que démb am na benn sëriñ bu moo awalee benn vidéo suma benn xarit la ko jaare bu jógee gaay mais dafa ni man ñi sumu papa maître maçon la woon mais ci alxuraan la ko jànge pour mu jànge alxuraan daara jë pare jànge liggéeyam yooyu bare woon na fi sëriñ bi dafay mën bay wala ak donc sëriñ bi daañu mën a joxe ay conseils ci développement économique fi may daanee itam mooy même ci politique am na sëriñ ñu nga xam ni mais dañuy joxe ay am na benn sëriñ bu mag bu nga xam ni fii dafa woo ñëpp ñu nga xam ne dañ doon bañ booba jamono colonial muy bañ mu woo leen ni leen yéen jubóo leen bu ngeen ko deful gars yi dañu fi yàgg dafa leen woo jox leen conseil du ma dugg ci détail bi parce que am na mag ñu bëri xam ne lu may wax lan la ñu doy na borom xel dafa leen woo ni bu ngeen jubóo ba ñu ñëwee ñoom ñu féewaloo
léegi ñu am benn parti ñu am ñeent. kii am fii kii am fa. mais la mu doon wax sëñ ba la mu wax am na. Senghor sonal na gaaña booba. te booba dafa ñu leen yéen a ngi ñibbi ay ndaw ngeen boole leen seen doole bu ngeen demee réew mi daan ko defar waaye ba ñu demee yëf yi jaxasoo. parce que moom am na lu mu gis te am na lu mu xam bon nag il faut que itam ñu nangu ni ñoom mën nañu joxe ay tegtal. ay ndénkaane et bu si nit ñi kii fi may daaneel mooy réew soo buggee mu dox. sëriñ si ñoom am nañu wàll bu am maanaa waaye réew jàmbur yi ñoo ëpp ci réew ay nit ñi nga xam ni. ñoom subaa ngoon yeekar ñi nga xam ni liggéeykat lañu ñu yore kaaraange gi gis nga Mali bii. ak beneen réew boo gis boo fexul ba ñooñu ñu mën a waxtaan ci réew ma. yëf di dox réew ma di dox de il faut que nit ñi toog wax ci réew mi sëriñ si am na lu xam ne ñoom ñoo ko gën a xam ñeneen ñi. mais professeur waaye nag boo leen bëggee dugal ci ay kaaraange gi. wala dugal leen ci yenn nga xam ni loolu ñoom taxul ñu jëm booba itam da ngay indi yenn réew yi nga xam ni Mali bii li ñuy wax. ak bari ci ay pays. fële tey Birmanie yëngu la fa xew. xam nga demoon nañ fa jullit di ñu sonnal leen booba ñi nga xam ni beneen diine la ñu am. dañuy ñëw nax gaa ñi dugal leen ci lu nga xam ni. lu ñu mujjee fitna. ndaxte dugal nañu militaire ci beneen affaire yu nga xam ni loolu normalul réew ma léegi ma nga jaxasoo. bon nag itam nañu seet langue yi am ci réew mi. ñu fexeel langue yi waxtaan ku nekk xam fa nga mën a yam juboo mën a am màgg mën a am. yokkute mën a am. njëriñ mën a feeñ bu dul loolu rek. capax lay doon rek. kenn xamul yëf fu fi mu nekk man de ci loolu ak gisee. alors Abdoulaye am na ñu bëri dañuy wax ne waruñu yem rek ci bu crise jotee ñu ne nañu seeti sëriñ si ñu ñëw wax ci mais dañu war a dem aller au-delà de ça am na ñu wax ne nañu institutionnaliser rationaliser am na ñu wax ne un statut pour les marabouts tey lan moo war a nekk le modèle bi nga xam ne moom mooy tax ñu xam ne sëriñ si dafa am benn rôle bu ñuy jouer dans la stabilité au moins du pays. waaw xam nga Moustapha le fait religieux il est là donc réalité la. mais dañ ko war a encadrer dañ ko war a institutionnaliser. il faut rationaliser les rapports entre le spirituel et le temporel. parce que le spirituel dafa am ñaari baat man dama koy wax même une société civile on est équidistant des chapelles politiques mais on ne peut pas être neutre. quand l'intérêt général est menacé neutralité mënul am. amul soo gisee sëriñ si. li tax ñu dugal bi ñu xamee ni bateau bi. ñu ngi bëgg a suux mais ñu dajale. tous les religieux de toute obédience confondue ànd église bi ngalaat gars yi delloo si leen parce que l'imam Abdou Aziz Dabakh daan wax na bateau bi sauvé ñu fàtte ëmb yi mooy waaso yi mooy parti politique yi mooy tarixa yi mooy li ma doon wax sànq c'est patrimoine immatériel xam nga Moustapha wax mooy indi wax gis nga guerre Iran Irak bu ñu demee ba àgg benn bi imam Abdou Aziz Dabakh bind na fi lettre Bill Clinton bind lettre xam nga kooku moom mi ngi jàpp ni li ñu naan village planétaire bateau bi dootul yam Sénégal àdduna bi la ndax sa jàmm tey Mali su tàkkee Burkina tàkk Sénégal mën na ci mujj tey lii fi am bërki démb gis nañ que ni tey fekke li ñu naan am na lu ko olof yi di waxee ay bu yam ci bopp borom Dakar la woon foyer de tension ak certaines zones mais finalement dem na ba Sénégal ku ci warul jot dugg ci donc fait religieux bi man damay invoquer benn élément de contexte mooy Covid bi seetlu daaw combien de CRD de CDD de cérémonies religieuses ñoo doon am ci at bi xam nga daaw dañu andi lépp absolument ñu mobiliser administration bi autour des questions essentielles de développement mais xoolal CRD CDD li mu daan mobiliser combien de gàmmu région de Thiès rek da nga ne plus de 300-400 gàmmu ci année bi Covid bi ñëw na loolu dafa nekk opportunité pour ñu ni mais est-ce que nañu xool quel est l'impact de ces cérémonies religieuses bi benn élément de contexte la bu ñu war a jàngat la ci état yi dugal fan la jëm à qui ça profite loolu mu nekk benn waxtaan boo xam ni mën na nekk beneen bi mooy le financement des cités religieuses xam nga président de la République ci premier mandat bi dafa waxee rek programme de modernisation des cités religieuses sur le principe d'accord mais dans le mode opératoire c'est-à-dire ci façon bi ñu ko doxalee encadré wuñ ko c'est le bon vouloir est-ce que c'est pas une façon de dire finalement que ni yooyu bokkul ci état c'est-à-dire que président mooy ñukk ci poosam nu mu ko neexee rek defee nu mu ko neexee mais xam nga c'est xam nga lu jógee ci dépense waaw gafaka réew même su dee caisse noire la fu mën di jógee nañ ko encadrer parce que et puis c'était lié à un contexte le premier mandat président jël na cité religieuse yi
Tivaouane, Touba, Ndiassane fu nañu def maison des hôtes def ay programme d'assainissement, programme d'investissement mais ce qu'on a constaté bi amaatee le second mandat man quand même def naa sur le terrain loo xam ne je prends le cas de Tivaouane programme d'assainissement bañ lancé woon août 2018 Mansour Faye moo ko lancé woon c'était pour 18 mois pour 10 quartiers sur les 72 mais tey nous sommes au mois de mars 2021 donc presque 2 ans 2010 2 ans 6 mois mais programme ba tànku kaaka demul ba léegi non parce que enjeu bi nekkatu fi xam nga souvent c'est ça se comprend moo tax le fait religieux pourquoi loolu baax président bu fi ñëw muy président Macky Abdoulaye Wade wala kii ñëw 2024 yàlla moo xam day jaar assemblée ñu nit les cités religieuses am nañ spécificité elles accueillent des milliers de personnes et les communes ont de la peine pour gérer certaines compétences transférées il y a pas de concomitance donc ci wàllu assainissement wàllu tey santé wàllu éducation war nañu xool année bu ne ñu jël une partie des ressources parce que foofu daf il faut moom une discrimination positive mais suñ ko encadré mais tant que mi ngi jógee ci bon vouloir ki fi le chef rek selon ses orientations ou son bon vouloir dafay indi titre moo tax le fait religieux man gëm naa ni actuellement war nañ ko institutionnaliser ni nga amee coalition des partis politiques nga dégg mais religieux yi def nañ coalition et de manière tacite bërki dem toutes les familles se sont unies yebal seen émissaire ànd ak église bi dëkk bi na jàmm mais loolu nag nañ fexe ba mu continuer justement nan lañ mën a fexee ba mu continuer c'est-à-dire que bañ a toogati rek ba xale yi génn ci mbedd mi yàq ba am ñu ñàkk seen bakkan comme dit Boubacar moo ko wax sax ne bala ñu leen a atte il faut ñu bàyyi ba ñu sonn est-ce que waxuma sax atte mais en temps normal est-ce que amul nu ñu mën a defee pour que ce fait religieux là di servir un peu plus la nation parce que tey bu ñu gisee mi ngi koy tudd sànq Koskas Touba ci kanam ak yeneen di mobiliser des fonds yoo xam ne ci ay sénégalais la jóge ngir di tabax ak di defar je me dis quelque part que ni war na servir état bi quand même tout à fait waaw loolu mu ngi dañ rek ci discours religieux yi il faut ñu orienter discours religieux yi vers l'unité la concorde sociale vers l'intérêt général ñu bàyyi xëccoo bi xiiroo bi ŋaayoo bi sama maam moo fi mën moo def lu kenn deful yooyu discours yooyu rek mu ngi wàññeeku xam nga yooyu buy wàññeeku rek léegi ñu nekk benn waaw li ci des mooy xam nga suñu mag ñi dañu am ñu bari ñu ñàkk temps yi ci at yi ku mel ni Moustapha Cissé ku mel ni Abdoul Aziz Sy Al Ibn ñooñu seen rôle biñ doon jouer ci société ak ni ñu téye woon ni ubbeeku woon après nga koy xam waaw ñu bari bu ko defee kon ñu def attention xam nga ñu ngi wax toujours ne fi rôle marabout yi ñu ngi koy jaajëfal attention parce que mais attention le danger est là parce que diggante enseignement marabout yi ak murid yi maanaam murid yi waxuma murid ci arab mooy taalibe yi sëriñ si ak taalibe fi mu ne am na lu leen bëgg a soriloo mu ngi mel ne enseignement sëriñ yi ak seen bind dundatuñ ko ñu bari ci loolu dañ ko négligé mu ngi bëgg a wàcc yoon ndax ay bakkan parce que fu sëriñ bi diglee nañu bàyyi par exemple saaga ñu ngi fay saaga fu sëriñ bi diglee nañu julli ñu ngi bàyyi julli su sëriñ bi jullee nañu dem woor léeg-léeg ñu sàggane ko yu mel noonu quoi te xam na suñu maam yu baax yi ñoom li ñu gën a ommat nit ñi yar leen ci diina ji ba jàmm am sax mooy nga nekk jullit nga mokk nekk jullit yëg ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah dafa am lu muy def ci yow du rek wax slogan kër boo xam ne da nga koy répété di ko wax te doo ko dund googu nag moo ñuy sore ku nekk ci ñun yëg ne da nga war a dund ci ormal ci sa moroom wekk sa moroom fonk sa moroom li ci des mooy il faut ñu yaatal affaire bi xam nga suñu papa Abdoul Aziz Dabakh toujours moo koy cité ci exemple dafa jëloon mouvement harakat islamique arabisant yi arab yi yëpp def leen benn association islamique yi ñoom Falah ñoom dégg nga maam Ibadou Rahman ñoom dégg nga maam UCM ñoo ñëpp def leen dañ leen war a boole ci lii
ñoom ñëpp ñu nekk ñu bokk ci li nga kii unitaire boo xam ne bien sûr dafay defar réew mi li ci des mooy cité religieux wax nga léegi cité religieuse yi c'était une bonne idée baax na mais ñun Fuuta de ñun man de gisaguma ñun suñu cité religieuse wax bokkul ci cité religieuse yi dafa am cité ñun bu ñu defee Touba def Tiwaawoon def da nga maam Njaasaan def da nga maam kaw Medina Baye waaw nañu gestu Fuuta nag am Fuuta foo dem cité religieuse la est-ce que du ñu poser débat bi Abdou Aziz di wax c'est-à-dire au lieu que président di ko defee selon ses propres vouloirs comme on dit mu am loo xam dañ ko institutionnaliser identifier ñi nga xam ne ñoo fa la war a dem même su fekkee ne am na dëkk yoo xam ne dinañ xaar parce que l'État ne peut pas tout faire en même temps ñu xam ko mu leer c'est ça oui au lieu que voilà quoi waaw loolu la moom daal pour mbir mi daal ñu ngi sant suñu borom te loolu yëpp li ko waral mooy suñu patrimoine religieux bi nañ ci jàpp nañu xam suñu bopp dama mosa nekk bi may dem ci conférence internationale yi man dama bëgg grand boubou toujours ma wax joxe exemple dama bëgg grand boubou damay ci kanamu naar yi ma sol grand boubou may sol benn naar ba mu bokkal benn docteur xaw ma lan en islamologie mo toog yaa Ismaïl kayfa xaaluk bi xeyr ma ne ko ça va mu ne ma may Ismaïl yow dama gis ni ngay sol kii rek te man léeg-léeg ma gis seen sa mbokk yi dañuy costume rek mi xanaa xamoo kii moo gën a rafet ma ne ko non ma pourtant gars ñi day am na ñoo xam ne costume rek la ñu bëgg man nag bi ma nekkee jeune tamit man costume rek laa daan def waaye nag yooyu yëpp bokk na ci kii c'est très important xam nga nit ñi dañ lay seetlu ndax yow ni nga mel ci sa réew ak yooyu te loolu nag daawul dal suñu maam yi ñoom dañoo nekkoon ay sénégalais pur et dur fii la li ñuy lekk la ñuy logg la ñuy lekk nit ñi la ñuy toogal ci penc bi la ñuy añee li ñuy añ la ñëpp fi ñuy añee la ñëpp di toog fi ñuy toog la ñëpp di añee amul lu ñuy ber seen bopp loolu moo leen may doole ji très bien waaw wuute ak dégg nga maam très rapidement parce que waxtu bi jeex na tàkk ñu dàqante moom rek c'est est-ce que am na ñoo xam ne également dañuy poser ce débat là bëggoon naa ñu wax ci lu bari mais waxtu moo ñu tënk que ni l'intervention des religieux ci espace public bi ci yenn conflits yi mën na nekk un problème pour l'état de droit par exemple pour ñoom bu yenn conflit amee dañu war a dem tribunal mu àttee nanga ma wax na sànq moom Boubacar ne sëriñ ci nekkuñu pour àttee parfois doon duñ demander sax kan moo tooñ li ñu bëgg rek mooy jàmm ñëw apaisement est-ce que yaakaar nga ni ce fait religieux là mën na nekk un handicap pour état de droit. Parlant strictement de justice par exemple. da ngay xool booy def anthropologie man sama dama amoon professeur boo xam ni. ndeysaan Étienne Leroy moom fii la jànge ci dans la cour du roi Lat Dior. màggat la woon bi mu may jàngal à la Sorbonne. te dañ ko tere woon a ñëw Sénégal ndax méningite moo ko fi daloon. bi mu ñibbi ñu évacuer ko ñu ni ko dootoo dellu Afrique ndax boo fa delloo tey lu ne mën na la faa dal moo ma jàng anthropologie de la justice mu doon wone nan la ci dans la cour du roi nañ leen doon régler problèmes yi te daawuñu recourir à l'administration coloniale mais à partir du moment où on peut régler les problèmes et pacifier l'environnement sans avoir recours à notre justice formelle et que jàmm am ñëpp reconnaître ko mais xayru professeur médiateur la moom xam na les principes qui guident la médiation mais c'est extrajudiciaire mais buñ ko nangoo ba tënk ko rek ñaari parties yëpp dès lors que ñu nangu médiateur bi accepté ko bu demee ba ci biir li ciy am comme décision dañ koy nangu du am appel amu fa donc c'est des formes de justice aussi ma wax leneen aussi mais intervention chefferie religieuse yi ci processus yi ne remettent pas en question l'état de droit ñooñu souvent mais le fait que tey cérémonie religieuse am officielle cérémonie officielle bu gàmmu wala bu màggal ñun nangul nguur gi teg jox ko fauteuil xooluñu ko bëtu taalibe de dañ ko nangul gëddam sax taalibe lay doon ci kër gi te taalibe lay doon ci kër gi mais bu ñëwee ñu bañ ni ko doo toog ci suuf ci kaw ngay toog ndax tu représentes l'institution mais ça s'enchâsse dans les dynamiques d'un état de droit lu ñuy nangu la te ñoom wootewuñu sédition wootewuñu défiance vis-à-vis de l'état de droit donc nga comprendre ni que donc
muy ñëwaat rek ci sama li may wax toujours. gis nga regard yi ñuy jeter souvent. takk lunette tubaab rek wala tubaab influencé ñu. wala la njàng ma ca kaw. influencé ñu ba jóge feneen. ni ñu rek nii la war a demee. nga jàpp ni nii la war a demee man nanguma ko. c'est-à-dire que war nga mën a ñëw. adapté ko à tes réalités. ba mën a mu doon loo xam ne lii yaa ko sa moomeel la. tu te l'appropries. ba pare xam noo koy jëfandikoo mu doon ton objet. mais sinon mbir mi moo lay moom finalement. tu es possédé par les processus et les dynamiques. Et donc tu deviens juste un suiviste, tu n'as aucune prise sur le processus. Très bien. Alors le dernier mot pour le professeur Boubacar Diop. Alors ci fait religieux boobu ak l'état de droit ñu yokk ci ne monde bi ñu nekk nii comme on dit c'est un village planétaire lu xew fële yendu fii xale yi ñi ngi ci réseaux sociaux yi ñi ngi xam li xew ñi ngi gis mais malgré tout on a l'impression que ni bu sëriñ si waxee ñoom xale yooyu ni ñu la ñu dégloo duñ ko dégloo keneen est-ce que dafa war a nekk un avantage pour l'État wala boog comme li nga wax sànq su fekkee ne l'État ne règle pas les problèmes dina dem ba sëriñ si ñooy mujj am problème ñoom seen bopp. waaw xam nga laaj bi nga jëkk laaj sax ak bii moom lay jéem a likkale lan moo war a nekk toogaayu ñi nga xam ne ñoo ci jal bi ci mbirum saytu seen diggante ak ñi nga xam ne ñoo nekk sëriñ si. waaw xam nga ko yow da nga laaj. ñu benn dañ leen war a wekk. xam nga nit boo ko wekkul. tout à fait. doo dégg ba sonn di ko woo wekk le spirituel. waaw da nga leen di wekk. nga leen di laaj. nga di leen sédd. nga leen faale. nga leen di déglu. très bien xam nga mbir mi am na ñuy wax ñoom garant lañu. ah attention parce que ñoom boo leen xasee bu dugal ci mbir. mu am ku jàdd yoon dañ lay rëbb. dégg ngeen ko sax. képp kuy yokk fitna. yàlla rëbb na xam nga bon ñoom boo leen ci xasee dugal dafay xaw doy waat te nag li ñuy wax nag comme ni nga ko waxee dafay am portée. parce que ñu bare xam nga lu mu leen jaral parce que ñoom bu ñu waxee. nit ñi loolu doy na leen. te lu seen yaram def ñu def ko. xam nga li may wax. mais laaj bi ëpp maanaa ci li nga ma laaj mooy waa mbir mi nan lañ koy saytoo parce que xam nga ba léegi li xew mooy bu màggal amee wala gàmmu am benn ministre bu dem. yenn saa yi mu nekk ministre de l'intérieur yenn saa yi mu nekk ministre de la culture yenn saa yi mu doon gouverneur yi. yow da nga poser problème de fond. réew soo bëggee mu dox mbir mi wéy sax amal njëriñ nit ñi nan la war a demee. ñaari man de gis naa ñaari yoon. benn bi am ñu ngay wéy ci lii nekk rek bu xewee rek nga woo tey. sëñ dem ni ko mooy ministre de l'intérieur mu dem yenn saa nga ne Moustapha mu dem mais loolu xam nga taxul nga régler yii nga wax yow ni moom la ñu war a def parce que dafay am ministre de culture am na réew yu nga xam ne ñoom lañ ko defee wala da ngay def leneen loo xam ni dana tax ci weer feeñ ñu xam ni weer wi feeñ na bu korité gi ñëwee nit ñi mën ci juboo feet ñu xam ni muy doxee micro yi nga xam ni mooy nekk ci quartier yi ak yi nga xam ni yëpp tey nit a ngi feebar nga ñëw yokk ba mu fës te ñuy wax wala moo xam si jàngu bi la moo xam ci dina ji yooyu kan mooy toppatoo yooyu ci réew mi yow li nga wax am na mala il faut que ñu waxtaan ci ñaari mbir nag moo ñaari yoon moo mën a am benn bi moo ñu def ci sondage maanaam laajte bu yaatu ni ñu wax beneen bi mooy nga gëstu seet ci yeneen réew yi ni mu demee réew yi nga xam ne nag xam nga Sénégal sax am na ñuy wax royukaay la am na yu bëri nit ñi dañuy wekk di wax Sénégal de tarixa yi du ñu xuloo diine waaye nañu seet yeneen réew yi nga xam ne yooyu mais taalibe yi nekk ci mbedd mi nit ñi taxaw xiif mar talal seen loxo taxaw farankulaay ci mbedd mi oto yi kenn yooyu am na réew yu ko réglé du dëgg waaw zakat bi ni ñu koy organiser est-ce que ñi son yëpp dañu war a taxaw ci mbedd mi kenn xamul fooy jaar yooyu nag loolu tax sa question bi yow da nga war def référendum moo xam ni ñu koy organiser wala gëstu parce que il faut que ñu régler problème bu ñu ko réglé wul diine ji ngay wax ak ñiy politique ak koom-koom bi réew mi dafa jaxasoo nit ñi kontaan nañu te yooyu nag question bi nga posé man de je pense que war nañ ko def référendum wala ñu ci waxtaan ci nit ñi am seen point xam ne dañ ci defaat beneen émission waaw régler question dañ koy régler incha allah bu dul loolu professeur Boubacar Diop maa ngi gërëm bu baax Allez Abdou Aziz bu gàtt mooy li fi amoon tam bañ fi abati xam nga nitu àdduna yi muy homme politique yi pexe la ñuy demee saa yu leen arrangé rek ñu nangu nitu diine bi pas-pas lay demee soo gisee ñoom
fu ñu dem di foofu xam nga sànq yaa ngi koy wax dañuy ànd assemblée dañuy rayante mais suñu demee Touba wala Tivaouane mel ni ci rek soow ça veut dire hypocrisie bi ngi dugg fu mel ni machiavélisme fu ñu dem ne mais li may wax message clé kooku njiitu réew mi laa koy wax allez-y. yàlla su la joxee abalee doole du la ko may da la koy abal li yàlla maye doole ci gën a tuuti soo utiliser yërmande day indi xolu nangu ca ña nga jiite soo utiliser doole day indi xolu ñeme muy défiance bi am te exemple bi may terminer bi waa Guet Ndar bañee ñàkku tubaab bi dem ne daf leen i boom parce que peste bi la doon bañ mu law moom El Hadj Malick bi mu ko yégee dafa dem rek joxee loxom bu tedd ba exemplarité mooy li ñu doon wax sànq ñoom ñoo nekk ci xol yi mbir mi du doole mais fexe ba nga xam ni tey tàppewaat xol yi xam nga Sénégal et am na lu dangereux tam loo xam ni il faut ñu régler ko Moustapha tey Tivaouane Touba Ndiassane Medina Baye Laayeen yëpp benn bopp lañu Sëriñ Mountakha moom sëñ Babacar Sy Mansour réeroowuñu koo ci ubbu xolam fekk ci xolu moromam ndax nawloonte xam nañu bokk responsabilité bi maintenant ci biir njaboot gi nag ngay gis réseaux sociaux yi jaar fii talibé yi jaar fii parti politique yi jaar voilà les sociaux mais c'est il faudrait que nag ñu dem a dem ba dellowaat Sénégal boobu éviter ces sortes de route là surtout fi ñu jëm dañu dellu xel comme ak affaire Kosi Atlanta parce que médecine santé boo demee Kaolack foofu ci lay ñeseen mais dañoo am ay infrastructure ay structure boo demee Touba itam xam nga am na fa mbirum économie bi lu fi indi effectivement yooyu yëpp di ci waxtaan parce que marabu yi daal du ma deñ di proposer pour régler problème yi du ma deñ di proposer un ministère des affaires religieuses comme ni ko Wade defoon ak Bamba ni ko Wade def un ministère des affaires religieuses bu am direction yëpp un ministère très bien imam Ismaël Deme maa ngi lay gërëm bu baax di fàttali ne yaa ngi bokk ci Ligue islamique mondiale bokkoon très bien di gërëm bu baax Boubacar Diop Mamadou Seck jërë nga jëf wax dëgg yàlla amoon mbégte di ànd ak yéen ak Abdou Aziz Diop Abdou Aziz maa ngi lay gërëm bu baax di la ñaanal yoonu jàmm yow mi nga xam ne Tivaouane ngay ñibbi mbokk yi jërë ngeen jëf ci wóolute bi ak ànd bi ngeen ànd ak Walf TV di gërëm baax Serigne Saliou Bey mi nekkoon ci caméra bi Cheikh Tidiane Diop Cheikh Tidiane Ndiaye ak Amdi Sidibé ñooñu doon gunge au niveau de la régie Oustaz Assane Diouf ak Ousseynou Sall ñu ngi leen di gërëm baax ci jàppale bokk jërë ngeen jëf ñu joxante dig daje alxames ak jàmm ci beneen émission diine ak jamono. Walfadjri en temps réel. Téléchargez votre application Walfadjri l'officiel sur Play Store ou Apple Store. Écoutez Walf FM en direct. Walf FM 99 en digital sur la page Walfadjri FM 99. Walfadjri, la radio à portée de main. Walfadjri pour vous informer à temps réel. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل مدح المصطفى أفضل ما يتحلى به أهل الصفا وأحسن ما نطقت به ألسن البلغاء والصلاة والسلام على من بهرت لجلال قدره ومقداره عقول العارفين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم
mushahidi al awfiya bi talfazatikum al mufaddala télévision wal fajri nuhayyikum bi tahiyati al islamiyya ala wa hiya assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. mbokk yi ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam ñaan yàlla mu dolli ngërmande dolli